juróom-ñaari waxtu toftale dina fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak la ca gën a fës waa aar li ñu bokk tey ji ci ngoon la ñu doon amal seen manifester ndaje la mu yaa mbuub ñaxtu bu ñu doon amal foofee ca place de l'Obélisque gannaaw ba leen kilifa gi mayee ñu def ko foofile daañu fa dem ànd ci ak Papa Fara Ñing njàng ak jàngale baccalauréat atum 2019 muy bac général foofee ca lycée Ngalandou Diouf nekkoon ab centre ci Ndakaaru résultat yu njëkk yi li mu wane mooy ci ñetti téeméer ak fanweer ci ay gune nekkoon ca L2 ñaar fukk ak ñeent yi ñoom ñoo jàll ci tour bu njëkk bi juróom-benn fukk ak ñaar ci ñaareelu tour bi waa L prime ñoom nee ñu ci ñaar fukk ak ñeent ci ay ndongo kenn dong daal moo ci jàll ci tour bu njëkk bi ñeent ñi ci ñaareelu tour bi ñu ne nag yooyu les résultats sax jamono ji du résultat yu baax lu jëm ci wàllum géej gi ak loraange yi muy jur gis nañu ne jamono ji maanaam bi tàngaay bi dugg see ak léegi ca banlieue bu Ndakaaru ñetti bakkan des na ci géej dañoo lab tax na télévision Futur Média defub gëstu bu yaa dem xool yi ñuy wattu tefes yi li ñu gis mooy lu ëpp ci ñiy lab bu guddi jotee maanaam su sedd ca la ñu ñëw ca bërëb ba mbokk yi ponk yaa ngoor ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce fetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média ginnaaw bi ñu leen ziaré ci aser ji dañuy dem ca place de l'Obélisque fekki fa Pape Fara Ñing Pape Fara Fati mu mel ni ndaje mu yaa la aar li ñu bokk doon amal ca bërëb ba ana lana fa tukkee ci xabaar ñoom daal li ci tukkee moo nekk lañ doon wax ba léegi contrat mbiru pétrole ak gaz yi na daal di leer ni ki sànq la jeex ñoom nag waa plateforme aar li ñu bokk ñoo fa dajewoon mu nekk ñaareel bi yoon seen manifester mën nañoo wax nag mbooloo mu takk moo fa nekkoon bu njëkk ba nemmeewuñ ko fi tey waaye ñoom nag lañ ciy naqaru moo nekk manifestation bu ñu war a tàmbali 15 heures préfet bi bàyyi ba midi doog leen jox nag autorisation te gis nañu tamit li nga xam ne noonu la takk der yi taxawee cadre yoon yi ñoom daal jàpp nañ ne loolu rafetlu wuñ ko dañoo bëgg a daal nasaxal seen mouvement boobu waaye ñoom ñu Barthélémy Dias boobu jëlee kàddu moom wax na ne ñoom ñëwuñu fi ngir def mannequinat ñoom daal dañoo ñëw ngir fexe ba pétrole bu dee ñaar wala ñetti nit dinañ ci taxaw jël ko Ousmane Sonko tamit daal di ñëw génn fa benn scandale ne ci yeneen mbir yu bees yeneen contrat yoo xam ne am na fii ci réew mi Macky Sall tamit daan na ci signé ba ñu nax ci Sénégal yooyu dinañ ko gën a leeral ci jamono yi nga xam ne dinañu ñëw parce que daal ñoom jamono ji li ñu bëgg mooy contrat yi na leer lañ ko génne lépp am transparence ñoom nee nañ duñu bàyyi tey duñu bàyyi ëllëg bu dee sax ñaar wala ñetti nit naam mobilisation bi réyul moo tax na ñu ngay dox dig daje ni ki samedi bi di ñëw nee nañ ci banlieue bi lañu ñëw fële nga xam ne moom moo nekk ci diwaanu Guédiawaye ñu amal fa beneen ñaxtu boo xam ne jàpp nañ ne dina gën a yaatu. Pape Fara Ñing ñu koy sant di ko gërëm bu nu jógee ci waa aar di nu bokk ñu dem ci njàng ak jàngale bac général atum 2019 résultat yu njëkk ya génn na foofee ci lycée Ngalandou Diouf xam ngeen ne ab centre la woon ne fii ci Ndakaaru ci ñetti téeméer ak fanweer ci ay ndongo yu nekk L2 ñaar fukki ak ñeent ñoom ñoo jàll ca tour bu njëkk ba juróom-benn fukki ak ñaar ñoo jàll ci ñaareelu tour bi L prime moom ci ñaar fukk ak ñeent ci ay candidat kenn kot moo jàll ci tour bu njëkk ba ñeent ya ci ñaareelu tour bi loolee nag ki lañ sukkandiku ne résultat yi fi mu ne nii daal xaw naa teey xel Maguette Diallo ak Gervais Yao ci gëstu 271 519 Aïssata Diaw candidat individuel de Dakar. seeni kanam tiis loolu xaar bi yàgg tamit stress bi bëri na fële ca centre lycée Ngalandou Diouf bu Ndakaaru ginnaaw ay waxtu yuñ toog di xaar résultat yi daal di génn lu toll ci 5% de réussite moo am ci premier tour pour série L2 3% pour série L prime mu nekk ay résultats yu baaxul. te moom dañu proclamer résultat premier tour bi et yàlla xam na ne baaxul noonu daal c'est-à-dire ci 330 je ne sais pas comment on dit ça en wolof
330 ñi nga xam ne ñoo passé examen ci benn série bi ñuy wax série L2 24 rek ñoo ci am au premier tour d'office 62 yëpp deuxième tour la ñuy dem ñi ci des moom jàlluñu donc vraiment loolu day wane ni résultat yi tamit baaxul ci L2 maintenant ci L prime bi 36 personnes ñoo inscrire woon 24 ñoo def examen ci 24 ñi def examen benn nit moo jàll ci premier tour 4 yi jàll pour dem def deuxième tour ñi ci des moom dañu daanu. li waral lu ni mel jàpp nañ ni bëri na. un encadrement rapproché donc une formation régulière donc loolu dina tax tamit résultat yi ça peut se comprendre. Mamadou Graciani moo génn premier du centre moom téléphone am di sonné rek ginnaaw lu toll fukki weer boo xam ni jàng na ci bu baax résultat bi gis na ko. mbégte bu rëy kontaante parce que tamit wóorul woon ndax di nga am mën nga am na ñu bëri da ngay jàng ñu ne la chance la jigu la et cetera épreuve yu métti rek ay fuite ñu remplacé ko par épreuve yu métti du yoon parce que tey jii élèves yi dañuy def épreuve pare génn nga gis leen ñu ne la man xam naa pare fu ma féetee du ma ñëw sànq. man dëgguma benn fuite nii fi ma nekk nii dëgguma ko ci région Dakar dëgguma ko fi ci Sénégal te tey ci suba rek maa ngi gis ay autorité office du baccalauréat te kenn musuma ne ana déggoo lu xew dafa am lii ak lii. résultat baccalauréat général yu njëkk jàpp nañ ni baaxul même su fekkee ni sax année scolaire bi at mii bëriwul ay jafe-jafe tàmbaleeg épreuve second tour yi office du bac dinañ ko xamle ci lu yàggul dara. Maguette Diallo ñu sant la gërëm la wax ci buurab Eswatini moom nag xam ngeen ne mi ngi fii ci Sénégal ndax mooy ganuk président Macky Sall moom njiitu réew mi sax mi ngi koy tàllal loxo ngir ñu liggéey Afrique doon wenn say leneen itam lu mu ca teg moom buur ba mooy daal dina fexe ba gën a jàppale réewum Sénégal mu suqaliku rawatina loolu ñu naan mbay dañu ci yànd Kabi Faye ak Modou Diop. gannaaw bi mu dalalee njiitum réew bu Sénégal ci nguuram googe di Eswatini buuru dëkk boobu dëkk na fii ci Sénégal bi la yoon ñu dalal ko ci diwaanu Palais gi gannaaw ba mu jógee ca Popenguine moom mi bég la def ci diggante ñaari réew yi ana nan rek lañ ko war a liggéeyee ngir diggante yi gën a mën a ratax loole bokk na ci ay mbébétam. Mon royaume est engagé sama nguur taxaw na ngir jàppale réewum Sénégal ci wàllum kaaraangeem moo xam itam wàllum wér-gu-yaramu askan wi waaye dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ak doomu Sénégal yi. initiative de développement durable. njiitum réew bu Sénégal dalal buur bu Eswatini ne sax li ñeel wàllum intégration africaine ñoom ñaar ñi daañ ci gën a mën a liggéey ngir diggante yi gën a mën a dëgër ba léegi mu ne dinañ liggéey itam ngir gën a mën a suuxat yenn ci ay secteur ni ki mel ni agriculture bi muy mbay mi ci ñaari dëkk yooyu. La visite de Sa Majesté. nganale gi Swati 3 mi di buur bu Eswatini defal ñu fii ci suñu dëkk lii day wane ne rek ñaari réew yooyu seen diggante gën na ratax waaye itam ñoo bokk benn mbébét lii de dina gën a tax ñaari dëkk yi gën a jege naam sori nañ lool sax ci distance gi waaye dinañ xool ana nan rek la ñuy gën a rataxale suñu xaritoo panafricain. njiitum réew mi Macky Sall yemu fa moom itam nee na daa gën di def kéemtalaay kàttanam ngir gën a mën a jegale ñaari dëkk yooyu. Il est indispensable. lii nag moom mënta ñàkk benn yoon ndax dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ñu ànd ci ngir relever ay défis waaye bokk na gannaaw ba nga xam ne wéet nañ man ak moom ci suñuy waxtaan ñu génne ci ay ponk yoo xamante ne njëriñu ñaari réew yi la ba tax na la ñu bëgg rek muy ñaari gouvernement yi ñu liggéeyandoo ngir mën a xool ana yan pexe la ñuy gën a mën a lal ngir mën ci défi yi nga xam ne mi ngi ci suñu kanam ñu gën ko relever ndax tamit ci yooyu les défis bokk na ci wàllum mbay mi bokk na ci wàllum njàng meeg njàngale gi wàllum wér-gu-yaram bi wàllum développement durable. La santé entre autres. buur bu Eswatini di Swati 3 moom mooy ñetteeli fan ya muy def fii ci biir Sénégal moom moomee sax gannaaw bañ ko tatagalee fii ci mim réew muy ñaan njiitum réew mi Macky Sall saa yu ko emploi du temps mayee rek mu ñëwaat ci dëkkam googee tàllal na ko ay yoxoom
ngir gën ko mën a dalal ñu gën a mën a liggéey ngir suqali ñaari réew yooyu. ngir xeex garab wala bokk àll bi ni dagg jëriñ bi ñu dénk wàllum alom gi di sàkku ci askan wi ak fépp fu nu mën a féete ñu dugal seen loxo ci bile xeex kàddu yi mën ko dégg yëkkati ci diwaanu Njàmbur ndax foofee dañoo nekk di waajal bëccëg gi nu jagleel garab ñeent fan ci weeru août lañ ko jàpp ca Lompul nekk ci diwaanu Kébémer Abdou Karim Sall ak Thierno Fall. comme ni ma ko waxee son excellence président de la République dafa am mébét bu leer mooy fexe ba delloo Sénégal li nga xam ne mooy patrimoine forestier bu mucc ayib pour les prochaines générations wax na ko plusieurs fois. garab dafa am rôle bi muy jouer bu baax a baax ci li nga xam ne mooy les équilibres dafa am lu muy jouer rôle bu am solo ci maintien ou la préservation des sols donc looloo waral ñun ñëpp ñu war a farlu laxasaayu fas yéene ku nekk jouer sa rôle. li ñu bëgg mooy que ñëpp impliqué wu ci li nga xam ne moom la ñu war a def mooy saxal garab bokk na ci li naatal suñu dund bokk na ci lu ñuy aar bokk na ci liy aar suñu wér-gu-yaram donc loolu lu am solo la. nu jógee Njàmbur ñu dem ca Pire foofee lël bu yaa moo fa am ña ko seq di kilifa diine aada ak yu cosaan ci lu aju ci fayum lempo dañu nemmeeku ci kaw gi ne léeg-léeg daal mu doon jafe-jafe te leen ticc fayub lempo moo ne day bu nu xoolee bokk na ci lii delloo gannaaw lu jëm ci wàllum koom foofee ca Pire ndaje mu yaama ka fa teewaloon télévision Futurs Médias di Cheikh Anta Diop ànd ak say latir ci caméra bi. léegi mel na ni fay limpo jafe-jafe la lool ci dëkki kaw yi ba ci sax taax yi loolee tax ay chef de village ay chef coutumier ak ñi nga xamante ne am nañu ndombal tànk ci boppu maire yi nekk ci département bu Thiès ak Tivaouane nekk fii ci Pire ngir waxtaane mbir mi. mbirum lempal nag na nga xam ne borom dëkk yi bu ñu koo fay dañoo gisul ku leen ko fayu wax naa ceeg maire wax ci sous-préfet bu la bee du ñaari même léegi sax da ngay dem ba jaaxle ci lépp loo xam ne état da koy jox la ko nga war ko séddale sax doo ko mën a séddale ndax doo mën a jox kii bàyyi kii ndax depuis 2010 2011 ba léegi carré yi fi nekk rek moo fi ne tey li fi nekkan ci carré lu ko doublé daf ci dolli ko waat nu bëggan sous-préfet ak maire bi nuñ mën a def duggaat ci àll bi wutalaat nu ay carré ba carré yi toll ni mu war a toll. nan fayub lempare di ko fay mboñ ko di ko defaat ci askan wi. ba tax na nag chef de village yi nag ñu ngi sàkku nag ñu amal waxtaan wu yaatu àggeke askan wi ngir ku ci nekk man di fay lempo ngir ñu mën leen a taxaw ci seen i mbébét. impôt mooy financer le développement local en tout cas bokk na ci lu baax li ko war a financer. ay poste de santé ay école ay leneen ak leneen loo xam ne daal day suqali askan wi. ñun ñi loolu la ñuy wax dañuy fay impôt mais du ñu gis réellement ñun li ñu fay fan lañ ko dugal. moo taxoon daal ñu ne nañ boole maire yi ak chef de village ak acteurs yi nga xamante ne dañuy yëngatu ci mbirum commerce ak mbirum activité buy génne xaalis xëy na bu ñu waxtaanee ñoom ci seen biir impôt gi dinañ ko nanguwaat. nit ki moom bu xamee ne bu joxee day ñëwaat ci moom du ko bañ. daje Pire bi de chef de village yi nee nañ buñ ci jógee de daañu gën a yaatal waxtaan wi ba yóbbu ko ci askan wi ba ku ci nekk di fay lempo. Cheikh Anta Diop ñu sant la gërëm la desandi ak yow doxantu ba gox bu ñu naan Kër Mbir Ndaw ma nga ca nooto guy jama foofee askan wa ne maral gu mitti la ñu dëkkee ba nu gëjee gis robinet bu xel yàgg na ndox ma ñuy jëfandikoo dañu koy jënd ci butéel la ñu koy def tax na nag ñu wàcc ca mbedd ma fëgg seen gémmiñ wote wallu. Kër Mbir Ndaw daanaka kenn desul ñëpp génn ci mbedd mi di dox xàll wi jóge Kër Mbir Ndaw jëm ci nooto guy jama askan wi ñu ngi yuux wàllu nee nañ dëkk bi de dañu am ay jafe-jafem ndox. ndoxum ñaxtu bi li ko waral mooy dañu fi toog dund li suñuy maam doon dund suñuy yaay di ko dund suñuy baay di ko dund ñun ñu di ko dund muy ñàkk ak ndox. Kër Mbir ñàkk ak ndox gi fi nekk dañoo mel ni ñun dañoo bokkul ci population sénégalais dëkk boo xamante si nii fukki junni nit ak ñeent ñu ngi fi yeewoo mënuñoo fexe ba maanaam naan ci Kër Mbir lañu ko gisee. am nañu robinet Kër Mbir 2001 la gasal boppam ay robinet Kër Daawuda la ñu jëlee gasal suñu bopp ay robinet suñu ñaq ci 9 kilomètres ñu gas suñu ñaari millions ñu def ko ci suñuy doom dee ci nga ndax dañoo tooy te ba tey mënuñu am ndox ay borom doole yor seeni tool kar suñu ndox ba mënatuñoo naan
nangu nañu suñu suuf nangu nañ suñu ndox Kër Mbir dee nañu damm nañu. waa Kër Mbir Ndaw yokku si ne na njiitu réew mi ci campagne électorale yi ñu génn dikkoon na ci dëkk bii de ba diggoon leen na dina fi defal ab forage waaye nag waa Kër Mbir nee nañ boobee ba léegi de gisuñu ci dara. chef de l'état bi mu fa jaaree ci campagne bi taxawoon na fii man mii maa waxoon ak moom mu promettre nañ gasal forage ba mu fa jógee 30 minutes lañ ci teg Cheikh Diop directeur PUDC ñëw fii ni chef de l'état ñun ay militaire lañ jox nañu ordre ni Kër Mbir dina am un forage complet mooy forage bu ñu gas château d'eau ak ay tuyau canalisation bu dugg ci biir dëkk bi maanaam ndigu président boobu ñu ngi ko koy fàttali ni ko Kër Mbir fa nga ko bàyyi woon maram daa yokk. daanaka lu toll ci ñaari waxtu ñu galan tali bi jógee Kër Mbir Ndaw jëm Notto Jama daanaka takk der yi sax ñoom ñoo àndoon ak ñoom ngir seen kaara. ñu wax ci leneen Cheikh Anta muy kuréel gi ñu dippee jigéen taxawal na nag ab campagne bu bees dippee ko dafa jot la ñu bëgg rek mooy fexe ba gunge loi bi gën a mitil daan yi ci siif gi ni siif jigéen ñi ak itam gune yi nga xam ne dañoo xamul dara ñu gën ko xam ci pédophilie dañuy teewlu madame Yade ak kii di Khady Fall Tall seeni kàddu ay Setou Paye ak Amadou Ba ñoo ko taataan. Il faut que ñu indi suñu sensibilisation ak suñu plaidoyer vraiment ci côté population bi pour que ñi nga xam ne ñoom ñooy dund viol di dund agression yooyu mën di dénoncer auteurs yi pour que vraiment état bi mën a respecter engagement yi mu jël à l'international. ay action yoo xam ne dañ koy teg pour mu fexe ba loi bi nga xam ne moom mooy criminaliser le viol incha allah président de la république ñu koy féliciter également ci mesure boobu noonu pour que ñu am ay action yoo xam ne dina mën a accompagner vraiment loi boobu noonu parce que loolu lu am solo la ndax tey am na actes yu bëri yoo xam ne criminaliser nañ leen biir Sénégal mais ba tey ñu ngi koy wër di ko def. loi bi dinañ ko gàttandu dinañ ko taxaw dinañ ko gunge loolu mooy ñetti étapes yi nga xam ne xale yi fas yéene nañ ko def. te ñun dañ ciy kontaan ndax dañu bëgg léegi bu dara amatee ñu taxawu ko saytu ko jëfe ko ba nga xam ne nii dina méngoo ak li nga xam ne moom lañ yaakaar donc loolu mooy li nga xam ne nii moo tax defaguñ sax loi bi nga gis xale yi taxaw di gàttandu loi bi. leen koy xoon ci ponk xibaar yi jamonoy tàngaay ak bër la ñu nekk tefes yi mu mel ni askan wi dañu fay wutali ji ngir feexlu ji ak sangu léeg-léeg nag mu indi loraange ndax nee ñu bi tàngaay wi duggee ba léegi lu toll ci ñetti doomu aadama ca banlieue bu Ndakaaru seeni bakkan des na. télévision Futurs Médias daf taxaw seetlu bi laaj ana lan moo ko waral ñiy wattu yooyu les tefes ñu gën leen a xam ci maître nageur ne bari na lu koy waral léeg-léeg dañuy bàyyi ba ñoom ñi liggéey ñu wàcc askan wi ñëw fa ci guddi gi moo tax sax jafe-jafe yi di gën a bari tax na itam ñu ñaax askan wi ci loolu waaye itam di sàkku ñu jàppale leen gën leen a dimbali gën a dëgëral matukaay yi Aïssatou Gueye Ba ak Gervais Yao ci ay leeral. vacances yi dëkkati neen ndaw ñi tàmm ko lool ngir féexal seen xol ci géej mi mu doon tamit ab période bu ñuy faral di nemmeeku ay lab yu bari ñetti cas yu amagum ci banlieue bi. maître nageur yi nekk fii ci plage bu Ngor daal di rek jël seen matuwaay ngir musu ci cas de noyade yooyu la. disposition bi ñu jëkk a jël mooy def balisage ci biir ndox bi ba nga xam ne kenn du ko dépassé may ñu kenn koo xam ne ni da ngay ñëw nga dépassé limite bi ñu def et puis dañoo am ay maître nageur yoo xam ne dañuy dugg ci biir baignade bi aussi di surveiller ñeneen ñu ngi yor seen kanakayaak ci kaw ñun ñuy ci kaw joor gi nii di xool xale yi. ñun am na loo xam ne ni du ñu bàyyi ba nit ki def ko ba pare ñuy soog a intervenir dañuy intervenir avant nit ki di def loolu. juróom-ñetti waxtu ci marax doon ab waxtu bu maître nageur yi di wàcc waaye doon itam ab waxtu bi ñu gën di faral di nemmeeku ay cas de noyade. kuy sangu géej ba timis jot war nga mën a ñibbi sa kër. benn nuit toll na foo xamante ne ni sécurité amatul ci plage. loolu cas de noyade yi ñu fi am 2 ans yi passé nii yëpp guddi la à partir de 22h te man dëgg-dëgg ñibbi naa ba sama kër ñu woo ma na ma nit réer na ci plage bi 7h du matin lañ ñëw avant sapeur yi di ñëw ñu génn corps bu teg kam. ab surveillance bu yombul visiteurs yi xam ko bu baax. Je peux remarquer qu'il y a de nombreux maîtres nageurs maintenant. man li ma fekk fii yaakaar naa ne initiative bu baax la parce que boobu ba léegi bi ma fa dalay ñëw ba léegi gis naa ne loolu am na lu mu fi changé bu baax a baax xale yi dañuy gën a wóolu seen bopp te day yokk sécurité bi ci plage bi en fait. C'est tellement d'accidents. Surtout que les gens ils s'amusent et ils prêtent pas forcément attention aux enfants. léegi ma seen ne limite bi la ko waa pour ñu yam fii di sangu ndax man maa ngi toofee mais boo naree bay dem Rome lay sifflé bu ñu lay sifflé boo gëstoo di nga gis ko la tourné waat ndax fii daa am foo war a yam. bëri na lu ñuy faral di nemmeeku doomu aadama yi lapp li ci ëpp doon ci vacances yi loolee tax nag moytu ak topp li di consignes yi doon lu leen ci mën a musal.
Aïssatou Gueye Ba ñu génn ci géej gi wax ci leneen mu lu jëm ci wàllum caada ak cosaan dooree ko nag ci film boo xam ne benn réalisateur di doomu Haïti di Robertson Lovens moom moo ko amal moom nag boobile documentaire wala boobu film mu nga ciy dellusiwaat rek daal ci jafe-jafe doxali nu àdduna rawatina foofee ca Haïti ga mu fekk baax avant première bi ki ko teewoon di Aïssatou Paye ànd ceeg Pape Sangone Mbaye. Je m'en souviens nekk film boo xamante ne thème yi ñu ci waxtaan bëri na lu ci mel ne nar trahison wor ak li nga xamante ne mooy injustice mu mel ne nag dañu jël réalité haïtienne bi teg ko en plein écran film bi nag ñu joué ko diggante Sénégal Haïti Canada ak sax États-Unis. Je m'en souviens film la boo xamante ne ab xale bu jigéen buy wër baayam la mën nañu jàpp ne romance la wala sax drame mu nekk histoire bu daw yaram film bi itam dinay wax ci wàllu yoon film la boo xamante ne am na animation bu baax te actrice bi pare na ci lépp nag ngir gis papam. Robertson Lovens nekk réalisateur bi nag di jéem a wone beneen xar kanam bu Haïti. ci film bi nag dama am mbégte di wone leneen loo xamante ne amuñu habitude di ko gis Haïti ñëpp xam nañ ne dafay yàqu tremblement de terre yak yu ni mel man nag li may wone leneen la muy Haïti boo xamante ne dafay dund lépp daal positif. ci film bi nag budget bu conséquent la ñu am lu toll ci 3 millions de dollars ngir rek dekkilaat cinéma haïtien. duñu fàtte itam collaboration bi nga xamante ne acteurs sénégalais yi def nañu ko. comme gis nañ ne fii amoon na talent ba pare looloo tax nag ñu jël talent bi fi nekk rek daal di collaborer nag ci sens boobu ci loolu ma daal di proposer nag ab casting ci ay personnages yu bëri yu fi newoon ñooñee nag ñu jël leen ku ci nekk jouer sa rôle. Un personnage pour chaque rôle. Après nag avant première bi nara am Sénégal am na bu ñu nara amal Haïti Miami ak yeneen i dëkk. Rien que pour promouvoir lii di film bi di Je m'en souviens. Aïssatou Paye ñu sant la gërëm la desandi ak yow wax ci leneen ci wàllum caada ba tey di guddi gu mag gi nu jagleel cosaanu séeréer fukkeel bi yoon ak juróom-ñett amal nañ ko ci Ndakaaru ci teewaayu waykat yu mag bokk na ci Usu Njool Simon Faye wala sax Marie Ngone Jon. ci soirée Ndefleng bi nekk sonorité séeréer bu nekk nga mën ko déglu spectacle bu rafet lool ñu jël nag culture séeréer sargal ko Fajut ba Fondène Morolon ba Cuucun jaar somb ci yonde ko du seen bëri nañu fii Marie Ngone mu ngi fi fii Dabel mu ngi fi fii Ndey Fay mu ngi fi fii Simon Sène mu ngi fi fii également Usu Njool a ngi fi salle bi fees dell si ñu invité nag benn soxna goo xamante ne moom ci gis-gisam faw ñu gën a promouvoir richesse culturelle séeréer. gën a archiver woyu séeréer yu njëkk yi gën ko tàggataat gën ko defaraat confondre ko ak suñu identité en tant que sénégalais man tey loolu appel la boo xam ne bi ma toog ci salle bi yëpp loolu la ma inspiré. culture séeréer comme les autres cultures bu am solo la je sais que même boo déggul séeréer bu baax. bu ñu woyee seeram daw te am nañ fierté mooy gëm nañu ne li nga xam ni moo nekk ci séeréer ci qualité séeréer bu ñu woyee mu génn. benn soxna boo xamante ne ñëpp bëggoon nañ ko ci lu muy def ci culture séeréer muy Marie Ndong bi nga xamante ne moom la ñu jagleel soirée bi di ko sargale. suñu jigéen la woon waaye jàmbaar la gor la julit la ku dimbaloon département Kaolack la. ku jàppaloon président de la République la waaye ku xamoo Ndefleng la mu nekk président Ndefleng di def valorisation culture séeréer. ñëpp a ngi teew mu ne bilan bi daal mooy bilan concorde bilan unité bilan solidarité bilan promotion de la culture séeréer. lenn daal la xamante ne mën nañu ko wax mooy njokko njal ndaxte soirée bi amoon na solo.
afela Aïssatou Paye ñu jeexaleek tàggat yaram ak itam sunu gaynde yeeg démb nanu amee ndam seen diggante ak Ouganda dem ci waxtu wi ba qualifié sax ci quart de finale yi tax na foofee ca Bambali nekk ca bët saalumi réew mi fa la Sadio Mané fekk baax ñoom ñëpp nag benn kàddu bi la am nañ mbég lool ci ndam li ak itam liggéeyub Aliou Cissé la ñu bëgg rek mooy sunu gaynde yi gën a gaaw ci mbir mi ñuy sàkku itam ci askan wi ñu def benn say nekk ci gannaaw sunu gaynde yi Bakary Konté Xali Jàmme suñu lion yi moom football nañu moom dañ ko mérité lu ñu joxe tey xam nañ ne moom ñaar fukk ak ñaari nit yi yoo xam ne moom Aliou Cissé da leen yóbbu ci Coupe d'Afrique bi moom kenn ku ne moom mun na jouer ku mu classé rek baax na parce que ñoom ñëpp ay footballeur yu mag la moom et lu ñu def tey moom Aliou Cissé da ko mérité moom coach la boo xam ne moom mun na dem ba ci kanam mun na jël coupe bi incha allah day jël coupe bi yaakaar naa ne moom dañuy qualifié ci demi-finale bi contre Bénin ci quart de finale bi moom dañ leen battre moom qualifié demi-finale. penalty bi lu ñu natee noonu la moom ci football bi la bokk moom Sadio dafa raté moom mais xëy na moom après day dugalaat après encore. incha allah waaw phase am baax na fond de jeu boobu sama sañoon rek nañu xool si suñu fond de jeu bu baax parce que des fois dañuy bàyyi adversaire ñëw yëg suñu kaw ma sañoon na gën a liggéey si loolu on avance d'année bi et actuellement le football c'est le jeu rapide na gaaw rek dem waaw. quart de finale man waxuma quart de finale man finale laay wax quoi parce que gëm naa sama joueur yi boo xoolee individuellement scan bi bon on a la meilleure équipe donc ma sañoon suma xaat ba suma yéene final laay jël ren quoi dama andi booy gis Sadio lu mu def parce que xam nga neen dëgg naa ñoo teg si bët moo gis pour dema xale yi tamit bu ñu màggee roy ci moom. prestation Lions nu ma ko gisee moom baaxoon na dans l'ensemble sauf que des na ay amélioration ñu war a defaat rigueur bi surtout ñu yokk ko ci jeu bi comprendre dina gën a tax moom ñu mën a gën a gaaw génn ci match yi quoi xalaat naa ni sax coupe bi sax mën nañ ko jël il suffit ñu gën a ñu yokk liggéey bi yokk góorgóorlu bi pour mën a jël coupe bi quoi mais sinon am nañ équipe boo xam ne capable na jël coupe bi quoi. Bakary Konté jërëjëf mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi Cheikh Tidiane Diaw noppi na ci xibaar yi ci français di leen ñaanal panaanum jàmm di ko sàkku ci yéen desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf ci seen kóolute